mbokk téléspectateur yu ITV ñu leen di nuyu bu baax di leen sant di ñëw tamit seen émission kennu askan wi tey ñu am mbégte di dalal Gora Khouma nekk secrétaire général bu Union des routiers du Sénégal lu ñu fas yéene waxtaane mooy grève bi nga xamante ni moom nañ fas yéene sumu àllarba di fukki fan ak juróom-ñeent si weeru février Gora Khouma ñu lay dalal jàmm fii si plateau bu kennu askan wi ci ITV. ñi ngi lay nuyu monsieur Cissé El Hadj Malick di nuyu say auditrices ak say auditeurs di nuyu personnel bi yëpp direction bi yëpp di nuyu également permis de conduire di nuyu carte grise ndax ñoo tax mu ñëw fi di ñaanal réew mi yëpp jàmm di ñaanal kër fi diine yëpp jàmm di ziar sëñ Abdoulaye Thiaw Laye xalif général des Layènes di gërëm transporteur di gërëm chauffeur gërëm population Sénégal gépp. Gora Khouma ngeen fas yéene dem grève àllarba muy gannaaw ëllëg incha allah lan moo waral li ni mel gannaaw ba ngeen déposé seen préavis de grève juróom-ñaari fan si weeru janvier. waaw dañoo am lu ñu naqari njaboot gi yilif ñu yilif leen ñu koy jooytu tax na syndicat bu Mali ñëw le 21 décembre Sénégal ñu xaatim benn préavis mu jël naqaru maliens yi fii jël naqaru maliens yi fële. ñu jël naq Sénégal yi fii jël naqaru Sénégal yi ci biir Mali mais tërëwul bi ñu defee signature bi ko signé bi kenn ku ne da nga am sañ-sañ nag defaat sa beneen préavis bopp boo xam ne sa signature en tant que organisation moo ci nekk ma def ko moom mu def ko ñu tënk suñuy poñ yi ci fukki poñ ak ñaar ñu jox nguur naka poñ yii del lañ bëgg ku ñu utal saafara juboo am saafara ñàkk am werante dina am werante syndicaliste passé wu lu dem grève ginnaaw bu ñu déposé préavis bi muy yëglu bi nga xam ne nekk nañu dans la légalité léegi nag gouvernement bi woote na ministère transport woote na moom ministère transport ci boppam sax moom moo ñu utal audience ci ministère des forces armées pour la gendarmerie utul ñu audience ci ministre de l'intérieur pour la police utul ñu audience ci ministre des collectivités territoriales pour wàllu mairie yi muy aide de repos yi dem nañ gisanteeg ñoom nag kenn ku nag jël nga note ca la nga li ñu waxante mu des nag évaluation pour ñu xool ndax gouvernement bi bu ñu évaluer danañ wax gouvernement bi suñu plateforme bi 12 yii lan la ci gouvernement bi mën a def ak lu mu ci mënul def bu nee nag mën naa def loo xam ne li day na suñu xel y a pas de problème bu fekkee jéemu ci dara ou bien lam ñu defal mënuñu ko ñun ñu ngi fi nekkoon ba léegi danañ dem grève te grève bi aussi Mali la ci am même bu suba bu ñu amoon maanaam tey bu ñu oon réunion ñu am satisfaction taxul ñu bàyyi grève bi il faut que ñu oo suñu naataangoo Mali yi mais ne leen ak Gambie aussi nee na waaw Gambie ak Guinée Bissau yëpp ci lañ bokk ndax Gambie tey suñu ñu doon janook taskatu xibaar yi ñoom nee nañ tamit grève yi dañ si Gambie bi ñu defee préavis ñoom dañu bind beneen këyit mais boobu tardivement la Omar Cissé ñu ngi koy nuyu de passage muy secrétaire général Gambia Transport Union ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ak camarade am yëpp ak Guinée Bissau ñëpp ñu ngi leen nuyu léegi nag ñun mënuñoo am satisfaction Sénégal daal di bàyyi grève bi te suñ naataangoo yi nag ci réew yi ñoo tamit ñi ngi jàkkaarloo seen gouvernement di waxtaan ñoom aussi mënuñoo am satisfaction te ñun amuñu ko grève bi jeex bu ñu amee jàmm te ñoom amuñu ko dañuy grève ñu bu ñu amee jàmm te ñun amuñu ko tamit dañuy grève maanaam solidarité parce que ñoo bokk organisation bu tudd AITF AITF moo ñu lënkale ñun ñëpp ku am te kese amu tamit da nga koy xaar moom am loolu lañ tënk kon waxtaan mën na comme yaakaaroon nañu waxtaan dina am tey mais waxtaan amul tey jombul suba dina am en tout cas ñun ñu ngi toog di xaar évaluer ba xam luñ ci mën ak luñ ci mënut mais Gora Khouma lu mat a leeral mooy Gambie dañuy jàpp si xeex bi rek mais am na aussi leneen lu leen gën a tax a jug mooy bis yu fiy dugg ak yu fi dul dugg waaw effectivement parce que tey bi ma ko déggee man oo naa le camarade Balla Gaye effectivement moom ñu ngi doon jokkoo ci li ñu bokk muy le 19 bi ndax oto Gambie day ñëw Sénégal maanaam njaboot gi benn la te ñoo bokk benn organisation muy AITF kon lu kenn ki am rek ki da koy am mais une pierre deux coups lañ bëgg a régler parce que seen problème licence yooyu ñoom dañ ne seen transport de personne bi bu ñëwee Sénégal waa Karang garas Karang da leen di bloqué puisque dañ ne seen gaar dafay tas def nañ benn réunion ministère des transports ñu wax quota bi nga xam ne moom la Sénégal di am ak Gambie am mais muy Karang muy Kër Ayib dañ ne ñoom mënuñoo d'accord benn oto di jóge Gambie di dugg Sénégal di yëpp doomu aadama man bi ñu ma laajee dama leen am na fu ma d'accord ak fu ma d'accord ñoo bokk CEDEAO oto malien baa ngi yëpp ay nit di indi Sénégal oto Guinée Bissau gaa ngi yëpp ay nit di indi Sénégal kon oto Gambie daa war a yëpp nit indi Sénégal ou bien ñetti réew yooyu yëpp nekk kenn ku nag yem sa frontière
URES loolu la wax union des résidents lii la wax na kenn ku nekk yem sa frontière. le problème bi fan la jógee nag. non dama na kenn ku nekk yem sa frontière. ou bien ñu bàyyi ñëpp. mais problème bi fan la jógee. ñoom dañu ne bu oto bi ñëwee gaarasu Karang dafay dee kon duñ ko nangu kon waxatuñu problème CEDEAO man dama ne suba nañ tëj frontière yëpp kenn ko yem sumu réew Gambie bu mu dugg Sénégal man d'accord naa mais nañ bàyyi Guinée-Bissau di ñëw nañ bàyyi Mali di ñëw mais Gambie bu di ñëw man loolu laa àndut nañ yemale ñëpp na ñëpp a ñëw ou bien ñëpp taxaw loolu mooy position union de Sénégal ay Sénégal lañu waruñoo xaar ba ak kaw am solo mais garage bi ñuy bañ mu dee mais rey nañ Kidira rey Tamba rey lépp rey nañ leen ko te bus yu Mali ñoo leen rey boo demee ay jawbe nga dem fu nekk oto Guinée-Bissau ñoom ñoo nangu transport bi ci Sénégalais yi boo demee Guinée Conakry oto Guinée Conakry ñoo nangu transport bi ci Sénégalais yi lan moo tax jëluñu position foofu ñu xaar benn problème Gambie rek ñu ne moom Gambie moom ay la yoon moom du fi def te Gambie Guinée Conakry bokk CEDEAO Mali Guinée-Bissau Gambie Sénégal ñëpp bokk CEDEAO man dama ne union de man maa ko jiite dañ ne ñëpp ñëw ou bien ñëpp taxaw. alors Gora Khouma laataa ñuy xuus bu baax ci seen revendication yi seen grève bi ñan la soxal exactement. Sénégal gépp la soxal ndax am na point yoo xam ne yi ñëpp la ñoo ko bokk catégorie yëpp ñoo ko bokk. comme lan. permis à point ñëpp a ko bokk carburant bi ñëpp a ko bokk tracasserie ñëpp a ko bokk mu am nag loo xam ne lii camion moo ko moom muy pièce acier bi te pièce acier boobu ñuy wax il faut que sénégalais yi wax ne dañoo bëgg a subir dañoo bëgg a gouvernement bàyyi la ñuy yëpp lu leen neex non 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 UEMOA oto bu nekk dafa am lu mu la jox dañoo am benn accord bu ñu amoon ak le ministre Abdoulaye Daouda Diallo ñu ci doon liggéey amuñu benn problème avant nag ñu signé accord boobu amoon nañu amoon problème dañoo amoon 20% ci marchandise ak 5% ci machine bi. mais charge à l'essieu yi daf mel ne oto yu bëri dañuy dépassé kii bi. non bi ñu ko dépassé ndax ku ko ëppalee dañ ku koy ëppalee da dépassé ngay délestage dafa am ce qu'on appelle le délestage mooy boo ëppalee da ngay koy wàcc amul benn oto bi romb ci site de passage boo yóbbaale li nga ëppale woon amul muy gabarit aussi boo dépassé 4,50 la machine sonne si ça sonne dañ koy délesté ba bu jaaraatee du sonné ñu soxla bàyyi machine bi aussi bu ëppee dañ koy wàññi ba mu nga xam ne bu jaaree du am pare ñu bàyyi la kon mi ngi nag a régal lu ëpp day des lu ëpp moom doo ko yóbbaale kon war nañoo jubóo xam nga ñu problème mooy répartition des tâches du chargement loolu lañ jotale ak ñun li ñu wax mooy di ko ñaan suñu ministre Omar Youm te bu ko ci kenn benn technicien jële gënul gëm sénégalais yi Abdoulaye Daouda Diallo gënu kaa gëm Macky Sall gënu kaa nekk APR gënu kaa nekk patriote Abdoulaye Diallo lam def moo arrangé woon sénégalais yëpp te amuñu woon benn problème mooy nañu bàyyi marchandise bi 20% ci marchandise bi ak 5% ci machine bi muy 25% mais buñ ko ay technicien waxee na ko wàññi ko te waxuñu ko woon Abdoulaye Daouda Diallo ñoom ne ko wàññi ko mu def ko 15% ci marchandise ak 5% ci marchandise ba pare wàññi ko waat répartition du chargement maanaam Gora Khouma otom 20 tonnes la war a yeb am na ñeenti acier ñu ne acier benn bu nekk 5 tonnes la yeb bu ëppee 6 dañ may duma bu manqué 5 dañ may duma parce que mais man ba dépassé wu ma fin yi ma waxoon mu dépassé wu boobu mais répartition chargement boobu lañ mënut ñun dañu ne kenn ku nekk li ñu lay jox yem ci ñun foofu nag la ñu wax 20 tonnes laa war a yeb naa yeb 20 tonnes bu ma yebee 22 21 tooñ naa nañ ma duma mais yow nee nañ la 20 nga yeb 20 te taxul nga am jàmm moo tax ma invité waat sama ministre muy la tutelle li fi Abdoulaye Daouda Diallo tegoon mënuñu ko sax mais doon nañ ko jéem kon wuru fee def leneen lu indi ay coow ndax du ko yokk garaat bi ki des Sénégal moom donc du UEMOA man mi di wax ak yow nii je suis le vice-président de la CESCRAO la confédération des contrôleurs routiers de l'Afrique de l'Est suñu siège moo ngi Abidjan donc xam naa li xew ci sous-région bi mais coowal pièce acier ci sous-région bi yëpp Sénégal rek la Sénégal moom nee na c'est un pays souverain moo xool nu mu toj boppam dina xam d'accord nañu mais il faut être champion devant l'UEMOA mais champion boo xam ne bi sax njaboot ngay dee ñi ngay xuloo yow di xeex amul njëriñ mais justement UEMOA bi nga wax léegi nii règlement 14 UEMOA bi tamit dafa mel tamit da ngeen bëgg ñu saytuwaat ko bu baax a baax. waaw xam nga UEMOA dafa bari ponk yu mu wax mais Sénégal benn rek la ci jël muy règlement 14 muy pièce acier xam nga wax nañ fii ci point réduction des postes de contrôle mais UEMOA wax na loolu ñu koy fàttali gouvernement bu Sénégal puisque ñun dañoo am contrôle boo xam ne bi ñun jàpp nañ ne jaarul yoon ñaari junni gendarme ci kaw tali bi ñaari junni policier ci kaw tali bi ñaari junni douanier ci kaw tali bi kenn ku nekk bëgg a téye oto amul njariñ amul efficacité. ñun dañu ne te poste de contrôle yi lañ soxla ñun. te poste de contrôle yi ëpp na ñaar fukk di dem. dama ne dégguma ne ñaari junni gendarme ci kaw tali bi. ñaari junni policier ci kaw tali bi ñaari junni douanier ci kaw. ñun li ñu soxla mooy. kon Gora Khouma su ma la déggee dafa mel da nga bëgg maanaam poste de contrôle bi police taxaw gendarme bi taxaw. douanier bi taxaw eaux et forêts bi taxaw maanaam moo gën ñu koy def moom dafa favoriser les postes juxtaposés ñu koy ooyee le guichet unique ou bien poste groupé ñun syndicat bi dañu ne
diggante frontière bu mënti doon ba capitale bi na nekk 3 postes de contrôle poste boobu benn bu nekk na am police nationale police des frontières gendarmerie douane eaux et forêts ministre de la santé parce que nit ñi dañuy feebar ak ministre des transports bu oto bi ñëwee ñoom ñëpp nañ def seen liggéey bu ko regee man ku mel ni man nga xam ne man sama poste bi rek laa yaakaaroon di def lu ma neex ndax am naa xaalis dootuma ko mënati mais waa ji taxawoon ki tali bi aussi séentuwu lulul ku koy jox dootu ko defati bu defee le contrôle social sérieux te moo ëpp dal ci sénégalais yi la ki des yëpp ci ay takk der ñu def leen ay civil comme l'amoon Gambie ñu def leen ay civil ñu tasaar leen ci biir dëkk bi ba tax na léegi l'amoon Gambie dem ne boobu boo gisee journaliste sax ñu ne la bàcc baa ngi nii ndax dañoo bari ñi amul tenue nekk policier dañoo bari ñi amul tenue nekk gendarme dañoo bari ñaari junni gendarme yi kaw tali bi yëpp moom la ñu nekk porter ay service encadré guddeeg bëccëg population bi mais tali bi du Sénégal kon poste groupé yi da nga jàpp ne day indi transparence bu leer ci mbirum contrôle bi ba pare ndax xam li ñu wax ñu dañu ne boo génnee point A premier poste na service yëpp def seen liggéey bu ñu bind la këyit nga delluwaat deuxième poste bi dañ la contrôlé waat nag parce que diggante ban nga fay def loolu neex ñu ne dañ la contrôlé waat comme premier poste bi d'accord nañu boo fa jógee nga dem troisième poste bi egsi nga Dakar muy Diamniadio moom boo bu ñu la xasee ba contrôlé jóge nga Rosso jóge nga Guinée Conakry jóge nga Mali jóge nga Gambie jóge nga Guinée Bissau teese nga Diamniadio contrôlé nañ baax na dugal Dakar bu la kenn jàppati parce que tu es en règle leen lañ la mën a jàppati peut-être sax mooy beneen infraction mais du yenn caaxaan yu bari te loolu dafay indi oto bi day daw lu baax mais 1 kilomètre bu nekk ñu arrêté la 1 kilomètre bu nekk ñu arrêté la amul benn njëriñ beneen bi ci ñu wax ne Sénégal dañoo soxla ay aire de repos maire yëpp dañoo bind arrêté na dëkk bu fa camion taxaw bu fa bus taxaw waaye yow monsieur Cissé nga départ Dakar gii war a dem ba Rosso doo taxaw fenn foo taxaw ñu ne 12000 6000 boo départ dem fi Bakel doo taxaw ngay dem Guinée Conakry doo taxaw ngay dem Gambie doo taxaw ngay dem Guinée Bissau doo taxaw booy dem ngay doo taxaw te bu accident amee ñu ne sewal si la li ñu gën nag mooy dañu ne kon Gora Khouma da ngeen di exiger ay aire de repos dama ne jarul ñuy xaar ñu koy tabax ndax day yeex wax nañ ko ministre bi Oumar Gueye nee nañ ko nañu aménager latérique dafay toilette dafay lumière bu oto bi ñëwee na borom dugg ci biir oto bi noppalu borom noppalu bu bëggee lekk bu bëggee lu mu bëgg a def ko fa boo soo ko départ yéegaat ci tali bi mais foo taxaw ñu ne doo fi taxaw police ñëw na mais da koy tere mais problème bi mooy Gora Khouma aire de repos yooyu aussi su amee est-ce que dina am ay chauffeurs yi nga xamante ni dañ ko respecté non bu ko respecté wul dama ne bu ko respecté wul yoon moo ko war a wax ak moom pour mu respecté ko mais ñun ñëpp dañuy génn Sénégal dem yeneen réew amul réew mooy dem nga jël autoroute baa nga daw ci yenn distance yi 2 heures de temps te néew ñu da ngay dugg ci aire de repos kuy sénégalais keneen ci force nga dugg fa oto bu ndaw oto bu mag a jam da ngay dugg nit dafa war a noppalu oto dafa war a noppalu ñun loolu la ñuy wax ku ko bañ nag nañ la duma mais Sénégal amul fu ñu noppalu amul te nag dawal rek kon da nga jàpp ni aussi loolu aussi bokk na si luy wàññi accident yi ñàkk taaw waaw source accident ndax boo neel boo gëmentoo da ngay continuer boo sonnee da ngay continuer amul fenn foo noppalu te ñu koy wax gouvernement du yomb ba dee maire bu nekk boo defoon aménage sa dëkk oto camion ñëw taxaw fa oto kanam yow ñëw na fay 1000 francs ndax lu ëpp juróom-benn téeméeri doomu Sénégal wala ñu ëpp juróom-benn téeméeri nit ñàkk seen bakkan si accident atum 2019. xam nga Sénégal lan loolu dafa bari. dama ne Sénégal xam nga lan fort. compter ay mort ak i blessé. mais solution déedéet. bag bi daal mooy weeru dee wu nekk ba at mu nekk ñu dem ci presse bi ne naam nga nit dee na suba si rey nañ leen. ñëpp mais état wu Sénégal aussi mais solution boo xam ne bi kenn du deeti. moom la ñu war a ut. mais Gora Khouma état wu Sénégal ñi kiy dawal di conducteur. dafa war am déclaration dafa am contrat de travail bu mu war a nekk. diggante moom njaatigéen am déclaration IPRES ak caisse de sécurité sociale bu amee âge ne bu fa amee mën a noppalu te loolu bëgg nañ ko suñu diggante ak njaatige yi aussi nee nañ bayuñu ko mais liggéey bi ñuy liggéey actuellement nii yow bu sa përee oto sax tayee sax doo ko jënd mënoo ko am kooku doo xajal keneen li ñu bëgg kenn ku nekk transporteur bi li muy laaj nañ ko jox chauffeur bi li muy laaj nañ ko jox jàmmoon am te loolu gouvernement moo ko mën a joxe mais dañu li ñuy def ay yu kenn xamul la contrôle dafay teg ci yoon bi ci des da nga gis alkaati bu taxaw ci tali du am carnet de reçu attestation donc lay yore gendarme mu taxaw ci talib attestation kese lay yore man Gora Khouma moo defee infraction boo xam ne bii du immobilisation damaa war a fay damay fay ñu ne amuñu reçu léegi dama lay attester pour 2 heures de temps ba 1 jour man maa ngi jógee Dakar war a dem ba Rosso baa ma war a dem ba Ziguinchor baa ma war a dem ba Guinée Conakry baa ma dem ba Burkina Faso mais damay préférer man sama bopp man maa ñëw ne dama lay jox nangam nga jël ko pour mu mën a jël seen pièces mais par contre. mais Gora Khouma est-ce que lii aussi wax ngeen ko autorités yi si seen rencontre yi direct laa la wax direct li may wax ni ministre de l'Intérieur nga koy seetaan ñu ngi si saa dama ne ministre de l'Intérieur nga koy seetaan ministre des forces armées nga koy seetaan li mu wax ne répétition laay def kenn la wax nañ la dama ne dafa war a yor ay reçu ku tooñ buur nga war a fay tooñ naa bi ci des da nga gis koo xam ne day jël attestation bind ci 12000 ñii bind 6000 dañ am na tarif am na arrêté
infraction bu nekk ak li muy fayeeku kenn warul dicté sa morom man bu ma ñëwee ñu ne ma sa pneu usé nga ba nangam dañ maa bu ma nee dañ nga fay nangam ma bañ dañu ma war a arrêté baa ngi nii lii la nga war a fay mais duñ ko def dañ lay attesté da ngay gis benn brigade boo xam ne bii brigade am ak fa muy monté ji mën na 2 kilomètres nga ñëw fa 2 heures du matin ñu ne lay attesté bu la attesté foo jëm baa nga yeb bus yeb ay nit baa nga yeb marchandise foo jëm da ngay préféré même bu laajut xaalis yow mii chauffeur bi yaa koy ñëw jox ko xaalis pour jël ses pièces mais contrainte la dañu ne kuy monté yore reçu ku amul reçu demoon nga toog sa kër baa nga toog sa brigade baa sa commissariat jamono ñooy ku tooñ buur nga war a fay mais attestation kese xam nga attestation li mu doyee man Gora Khouma bu ma ñëwee ñu ne kaay fay te awma lu ma fayee man maa war a demander attestation ñu attesté ma pour ma dem jëli xaalis pour ñëw mais yow da nga yor xaalis bëgg a fay ñu ne la amuñu reçu nga dem commissariat yi bu la attesté boo ñëwee ñu ne la kat reçu amut indi xaalis boo joxee xaalis ñu joxe say pièces parce que reçu amu fa mais reçu mais ci nga bokk ci laa bokk keneen ci la bokk loolu dama ne dañ koy wax gouvernement da ci war a jël ay matuwaay mais dafa mel ni aussi dañoo dee Gora Khouma dafa mel ni aussi tali gouvernement bi aussi taxaw na temm ngir indi saafara si yooyu yëpp ndax gis nañ président Macky Sall bërki dem demoon na fi nga xamante ni moom mooy Sébikotane ci journée nationale bi nga xamante ni moom lañ jagleel transporteurs yi am na ay kàddu yu mu fa déttal askan bi ñu teewlu ko ñëwaat si plateau bi. bu ñu ne mode de transport yu bees am na autorail bu bees TER am na BRT ay bus yoo xam ne seen yoonu bopp la waaye ñooñu dañuy liggéey ak bus yi ngeen yor parce que yéen a mën a dugg ci roq yi ak fi gën a sore indi il faut que donc partenariat boobu ñu tabax ko ba nga xam ne lépp dana nekk harmonie ci biir réew mi kon lii ngeen tàmbali dañ ko war a renforcer yokk crédit yi yokk bus yi loolu nag day fekk effectivement nii ngeen ko tàmbalee te ñu wax ko fi ñu maintenir loolu muy lépp fay la sant su ko defee crédit yi mën a continuer état bi mën a yokk loxoom ku amuloon mën a am ci ay bus pour transport bi jëm kanam. président Mbaye Amar mu ngi may déy léegi wax ma jaar-jaar yi ni ngeen jotee terrain beeg effort yi ngeen def ak fa ngeen ci fas yéene dem ma ne ko manit danaa la déy kon danaa ci dugal tuuti sama loxo jox leen 200 millions mu nekk contribution ci tabax bi nga xam ne fas yéene ngeen ko def mu nekk loo xam ne dana nekk contribution président de la république. voilà mu nekkoon président Macky Sall samedi mu nekk bërki dem ba muy tamit amal li nga xamante ni moom mooy journée nationale des transporteurs te waa AFTU organisé woon ko. Gora Khouma yow yaay secrétaire général bu union des routiers du Sénégal yan commentaire ngay def si kàddu njiitu réew mi. d'abord di féliciter AFTU rek puisque tamit organisation la góorgóorlu nañu ba am suñu terrain kon félicitations président Macky Sall doole leen ci 200 millions alhamdulilah yéene nañ leen ko mais président waru foon a yem. waroon naa wax ci carburant bu cher bii da kaa war a subventionné ba ku yore oto kenn ku nekk am ci poche Macky Sall bi muy joxe nga am ci. mais carburant bi tamit suñ ko wàññee est-ce que tamit yéen da ngeen wàññi. excès guñu foofu xam nga li ma bëgg. loolu tamit beneen problème la Gora Khouma. non bul yàq sama wax. non da ngay bàyyi ba wàññi ko nga ne ma. non carburant bi suñ ko wàññee tamit yéen tamit prix yi doo leen ko wàññi. doom ju ñëwagul bul lijjanti mbootu bi. dama ne non loolu aussi am na solo de. attends dafa jotagut. waaw bu ma xeexee ba am sama ñu wàññi carburant bi. yow am nga droit nga ne ma comme wàññi na carburant bi rek wàññil paas foofu la tontu ba nekk. mais lu ñuy xeex pour wàññi ko nga ñu wax paas demul bi ki des war nga dañuy bëgg a rey ay particulier ci biir dëkk bi lu ñu liggéey ñu amuñu autorisation te gouvernement di leen xool loolu dañu war a wax Dakar Dem Dikk gii nga xam ne 80% état boo ko moom ñu war a def vocation transporter Dakar waayi Sénégal ñu bàyyi ko fi dem di xëccoo ñun région yi di xëccoo ñun sous région bi loolu la président war a wax. te ñoom yamuñ foofu de neen dañuy dem sous région bi de waa Dakar Dem Dikk. non dama ne. dañoo am kàddu état doomi état la ñu. ñun ñu ñoo jirim. ñun ñoo jirim dama depuis RTS régie de transport du Sénégal Sotrac. dama ne dañuy wax ne nañu transporter Dakar région de Dakar te doo saa boo yoo gis waa Dakar yi taxawal amuñu oto ñu war a transporter Dakar yooyu ñu wane ko fa ñëpp di xëccoog ñun àll bii te ñun suñ doole néew na suñu oto màgget nañu war ko di xeex pour ñu renouveler ñu ko renouveler gu ñu jëlee oto yoo xam ne yi état moom li ci ëpp état ko moom dama ne war ngay de yàgg ñu bëgg a rey leneen la ñu bëgg a rey beneen bi mooy wax nañ ko assurance CEDEAO bi yow doomu sénégalais bu demee Gambie doo nga ko fi respecté bi Adama Barrow ñëw ak léegi nga dem Guinée Bissau loo fa yàq da nga koy fay nga dem Mali loo fa yàq da nga koy fay te ñoom bu ñëwee Sénégal lu ñu fa yàq ñu attesté ñu constaté ko seen assurance de CEDEAO maa ngi gërëm Abdoulaye Daouda Diallo ci li mu waxoon ne dañoo war a def réciprocité sénégalais bu dem ñu yàq fay gan bu ñëw yàq fay te loolu mooy dëgg
du moom mooy dëgg. kon ñu ngi xëccaat Omar Youm suñu tutelle na am gën a am yërmande ci ñun gërëm nañ ko nag parce que utal nañu ay audience ci ministère yëpp ñu utuñoo ko de moom moo ko ut ak cabinet waaye bu mu yem ci audience boobu kese ndax geraw bi ñu dem ay wax kese taxul ñu bàyyi ko wax naa ne Sénégal bu amee li mu bëgg te Mali amu ko geraw jeexut Mali bu amee li mu bëgg te Sénégal amul li mu bëgg geraw jeexut Guinée Bissau noonu Gambie noonu. ñëpp ay am ba ñëpp toog. kon Gora Khouma yan doon xaar njiitu réew mi si ay yeneen pàcc. comme wàññi carburant bi ak la xam nga permis à point bi. wax na ci ñun dañ na ko mesure d'accompagnement yi am France ba nga gàddu ko indi ko yow gàddu lépp indi lundi ñun d'accord nañ mardi nga def permis à point d'accord nañu mais yow nga bàyyi fa condition yëpp jël fa rek permis à point ñëw pour ko teg dañuy bañ ba tëdd ci naaj te dañuy xeex daa xeex ba ci réew ñun tamit dañuy xeex ba jël suñu indépendance moom bu seetaanoon du nekk président de daa rayante di rayante ragalut rayante ba am li mu bëgg dinañ rayante ak moom ba am indépendance. mais moom aussi président Macky Sall wax na tamit dina jël ay matukaay yu am solo instauré fi lu ñuy wax loi d'orientation naka noonu lépp li nga xamante ni dafa jëm ci wàllum insécurité routière dana si xar tànk tubéyam. insécurité routière mi ngi commencé. ci mettre dans des bonnes conditions les travailleurs. kuy dawal oto sa xel daa war a dal yow journaliste bii sa xel daa war a dal bu dul loolu nga jaxase organes yi nga jaxase léegi sa feuille de présentation nit ki boo bëggee mu defal le résultat positif da nga koy mettre dans des bonnes conditions transporteur bi na nekk conditions yu baax chauffeur bi na nekk conditions yu baax nga ne ko nag boo defee heure mu duma la man d'accord naa mais mauvaise condition résultat négatif rek la mais mënu nekk kon bu ñuy xeex insécurité dañuy xeex accident dañu war a bu ñu xeex yam foofu dañu war a xool source ba fa muy jógee ñu saafara ko te wax nañ leen ay saafara ba bi ci des ak xam nga sabo yi Ndakaar gi foo yëngu ñu sabo la bari ñi mbaaw fu nekk ñu sabo te sabo régime Abdou Diouf dañ ko indi woon foofu yow man Gora Khouma man je suis un perturbateur ma jël sama oto tekk ci kaw tali bi dem sama yoon policier mënu maa xaar gendarme mënu maa ñu jël sabo teg fa ñu joxoon ko benn société bu ñu ci sagesse mais léegi même boo bàyyee tali bi maire bi dafay fekk nag acte 3 dañ ne kenn ku nekk maire bu nag yaa xam noonu tey sa bopp jënax da ngay fay taxe annuelle ba journalier ba mensuel da ngay fay mais loolu vocation loolu li mu nekkoon mooy insécurité bi bàyyi ci kaw tali bàyyi nga tali bi ñu lay sabu di la fay loo 30 000 20 000 francs ma ne président Macky Sall yaa suñu président doo président ñi des bàyyi chauffeur yi Gora Khouma waaw te daa ko ñaan bu dee chauffeur da ngaa def dara naka wax ñun defuñu ko dara nañu yërëm ay Sénégal lañu comme moom te dafa mel ni dafa am lu ñu ko def te defuñu ko dara lañ ko defut nañu yërëm xam ne ay doomam lañu. mais nag Gora Khouma gouvernement bi muy teg ay jéego yu am solo gis nañ tamit même permis de conduire yi loolu loo si gis. xam nga dañ na permis day tax accident permis diplôme rek la tant que bàyyiwuñu nga dem service mine jël sa permis 10 heures 3 heures ñu jox la oto accident du fi jóge tant que bàyyiwuñu nga jàngal ci oto bu ndaw sa xam-xam nekk ci oto bu ndaw ñu xëyee jox la camion ba bus accident du fi jóge dama ne nit ki boo amee permis dañ ko war a former ci catégorie bi mu ne moom la bëgg a def bus la bëgg a dawal former ko ci bus. ba mu xam lan mooy bus ci camion la bëgg a dawal formé ko ci camion ba mu xam lan mooy dawal mais am permis bi kese réglé wul problème accident. mais permis yu bees yi quand même loolu nekk na la nga xamante ne lu am solo la. lan lay jariñ non permis xonq bi fi nekkoon. ak permis Macky Sall bi ak permis fi nekkoon wax ma lan lay jariñ ban différence la am mu ngi mel ni carte d'identité démb ak carte d'identité tey wax ma lu muy jariñ. kon yow gisoo si daal amul benn njëriñ. non bu dee accident la amul njëriñ puisque diplôme du def accident nit mooy def accident nit ki yow lañ war a formé. ndax bi aussi xamal ko lu mu xamuloon. ndax bi am na aussi groupe sanguin. groupe sanguin boo xam ne c'est 0 yow mën nga yeb bus de 60 places yow daw yaa ci am groupe bu accident bi daanoo passager yi xamul seen groupe loolu du erreur waxoon naa ko ci commencé ba muy def lancé dama ne ko erreur nga def. mais anam ci carte d'identité lañ ko war a def xoolal dama ne. groupe sanguin ci carte d'identité lañ ko war a def. citoyen yëpp am nañ carte d'identité mais jël permis bi chauffeur bi rek jox ko groupe sanguin kese te groupe sanguin tamit erreur da ci am da ngay gis ñu gàddu seen sac di defal nit ñi ay groupe sanguin erreur bu mënu ko passé nit a nga yore groupe sanguin te yoru ko man damay proposer état nañ reprendre lépp groupe sanguin yi parce que ay nit ñoo dugg ci gare routière yore sac di procurer ay station groupe sanguin ñu koy jël di ko déposer am permis man ngaa nekk A plus présenté ko te nekkoo A plus. ah bon waaw. kon lii échec la. échec bu rëy la parce que dañ ko waroon encadré wuñ ko ñu bàyyi rek. mais ñoom ala consulté wuñ leen gouvernement bi waxtaan ak yéen. ñoom dañuy def permis à point dañuy def bureaumétrique pour def permis à point ñoom seen yónni ko ci permis à point nag moom lañ gis ay waa jëlee nañ dem ci kanam ak ci kanam bu dee ñun duñu ay sénégalais ñoom ñooy sénégalais kenn ku fi nguuru
daa nga dugg ci saret baa nga dugg ci car rapide baa nga dugg ci taxi bay tey yàlla def nga nag nguur ñi nekkoon nguuru tey ji ña nga ca saret ya ku sàccut laa wax de yaa ngi ci saret ya ku sàcc nag mënu ko xawma ci loo nekk mais ku nguuru ba sa nguur jeex boo sàccut di nga dellu ci saret ya kar ya ndax li nga am di nga séddoo say mbokk waxuma nag ku nguuru sàcc kooku moom di nga tedd ba fekk ngay dee yàlla dubala ëllëg alors Gora Khouma ngeen fas yéene dem grève àllarba état du Sénégal su leen wooyee ngeen waxtaan suba incha allah di ngeen wuy ji peut-être aussi ngeen teggi seen tànk non ku déposer préavis oui da ngaa yëglu pour ko régler ses problèmes ku régler ses problèmes nag amatoo moom sikk jaajëf moo ci topp ku la faaliwul nga dem gerew mais 12 points la de 12 points la de waaw 12 points yi lañ soxla ko ñu ko réglel yëpp pour ngeen bañ a bañ dem grève non j'ai pas dit ça oui lan nga wax dama ne 12 points lañ ko jox gouvernement du Sénégal moom dinañu wax ne lii laa ci man baa mënu ma ci lii léegi nag bu dee lii la ci man ñu évaluer ñun ñu évaluer en tout cas ñaari ngi ne moom bu ko réglé wut bu réglé woon yëpp tamit du sotti tant que ñëwuñu ci 20% marchandise 5% machine ci pièce acier bi bàyyiwuñ suñu gerew tant que laa la wax alkaati ak gendarme ñu ngi monté sans reçu bàyyiwuñ suñu gerew mën nañu bàyyi yëpp ba mu des ñaar yooyu kon grève illimité ngeen di def ah grève illimité ngeen di def waaw xam nga mënoo ne damaa dem mais dina métti si yéen de ñun kay mais nag attends indépendance ku ko bëgg ku nekk saa bu ko yàlla joxee nga kontaan waa da bakkan di la tuur ba tey mais askan bi ñun nag loolu askan bi tamit dina métti si ñoom tamit ñaan si Gora Khouma askan bi waaw mais askan wi ñoom am nañ lu ñuy xëcc ñun li ñuy xëcc mooy indépendance lañ bëgg bu jëkkoon chauffeur bu yore caabi nga respecté ko léegi chauffeur comme kenn xamul ban chauffeur la parce que yoratuñu dara lu ñu yore mu dem ci kaw tali bi dama ne ak lu gouvernement bi négocier tant que li ñuy yore mi ngi dem ci des ci tali bi boobu geraw jeexugut moo xam pièce acier la moo xam contrôle routier la waaye nañu defal contrôle bu jaaru tant que nekkul poste groupé contrôle mënu fee jaar ndax man mii maa ko waaji rek bu ñu wéetee maa Cissé bu ñu wéetee dina def lu jaaduwut ma def lu jaaduwut te arrangé wul Sénégal yi mais bu dee poste guichet unique ñëpp bàyyi man dinaa tegu ci yoon nga teg ci yoon ñu am jàmm Gora Khouma maa lay gërëm bu baax di la sant waxtu bu ñu cëraloon jeex na ma fàttali ñëw yaay secrétaire général bu ñu ngi gërëm aussi Mody Guiro union des routiers du Sénégal sa Mody Guiro tamit rencontre yëpp synthèse gépp ak suñu ginnaaw te danañ ko gërëm ndax mi ngi doon envoyé élément muy représenté ñu ko tamit dinañ ko gërëm Gora Khouma waxtu bi jeex na ñu lay gërëm bu baax di la sant ñu doon waxtaanee tamit seen grève bi nga xamante ni moom ngeen fas yéene amal àllarba di fukki fan ak juróom-ñeent si weeru février ñu leen di gërëm bu baax mbokk téléspectateurs yu ITV ba beneen yoon